ñi ngi wax alhamdulilah beneen yoon di sant sunu borom di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen jaajëfal yéen ñi taamu dakarnet.com ci niñ ko daan defee saa su nekk bu xew-xew amee ñu dalal borom xam-xam koo xam ni dina mën a gindi askan wi tey jii nag ñu seet si kenn ci borom xam-xam yooyu noonu muy Cheikh Abdallah ñu fekk ko fii ci këram cité Damel Cheikh Abdallah ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihat wasalaatu wasalaamu ala awwalu baarizi min tajliyaat sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu di nuyu waa dakarnet.com di nuyu àddina bi yëpp fépp fu ñu mën a seetaane di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tey jii su ma bëggoon xam Cheikh Abdallah ci tënk noo ma koy tënkalee. Cheikh Abdallah benn taalibe la si tarixa Cheikh Tidiane si diine yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk itam gëstukat ci tarixa bi ak si diine ji alhamdulillah. macha allah ñu ñëw bëgg a waxtaanee ak yow nag ak actualité jamono ji ñu toll ci jamonoy coronavirus mu di mbas moo xam ne law na ci àdduna bi tey ji yow ginnaaw bi nga déggee coronavirus naka nga ko jàngatee. Coronavirus ni ma ko jàngatee man damay jàpp ne wala man rek maa ko jàngatee noonu wala ñenn ñu néew laay gis ñuy waxee noo xam ne su doon man itam noonu laay waxee mooy lan mooy dafa louche. lu tax dafa louche parce que man daf ma jaaxal lu tax mu jaaxal ma parce que dañ cee wane ak dellu ci yàlla gën a yées dellu ginnaaw ci yàlla maanaam feebar la boo xam ne ñu ne yàlla moo ko wàccee loolu xel nangu na ko mën nañ ko gëm. feebar la boo xam ne ñu ne virus la boo xam ne tubaab yi ñoo ko defar tey da ngay dégg kii wax ne tubaab yi ñoo defar virus bi nga dégg itam suba keneen wax ne kii moo defar virus bi nga dégg itam ñu ne lii mbas la boo xam ne nit ñi ñoo tooñ yàlla mu wàcci kon ba tey loolu dafay louche. parce que kii bu waxee lii kii bu waxee lii kii bu waxee lii dajeewuñ ci benn branche ñu ne branche bi kat ñun ñëpp ci lii lañ dajee lii moo fi indi lii dégg nga man li ma ko gisee mooy dafa louche. ginnaaw loolu noonu ñu gis ne maanaam bi mu lawee ci àdduna bi yegsi na Sénégal mais bi mu yegsee Sénégal nguur gi jël ay dogal pour xeex ko dogal boobu bokk na ci li ñuy wax confinement. maanaam moom lañ ci gën a ràññee confinement maanaam kenn ku nekk nga toog sa kër. naka ngay dundee confinement boobu yow ak noo ko gisee. confinement bi métti rek la def. xam nga lu tax mu métti. parce que mënatoo génn dem julli ci. mënatoo dajale ay nit toog ñuy tudd yàlla. mënatoo dajale nit toog di jéggalu yàlla. mënatoo dajale ay nit toog di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dégg nga. solution bi ma gis ne dañu tëju ci suñ biir kër yi loolu pour man du solution boo xam ne méngoo na ak yàlla te lépp lu ñuy def dañoo war a def loo xam ne dafa méngoo ak le créateur bi nga xam ne moom moo ñu créé wan ñu itam ne feebar bu nekk dañ koy faj feebar bu nekk solution yam am na léegi nag buñ bëggee solution dañuy dem ci jëmmi solution muy yàlla subhanahu wa taala dégg nga mais ñoom dañoo wàcc yoon boobu noonu indi seen yoonu bopp confinement am na ñëpp tëju nañ seen kër yi mais terewul feebar baa ngi law di dem kon est-ce que confinement moo mën a téye loolu xam nga loolu tamit question la te ku ne war nga ko poser sa bopp bi ñuy def confinement boobu ay 30 nga doon dégg 20 léegi yaa ngi dégg 100 ba 200 jëm 300 dem ba 400 kon est-ce que confinement bi solution la man li ma jàpp mooy loolu du solution bi gën a mag mooy nañ dellu si yàlla dellu ci jàngale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga tey raxasu bii ñu commencé di raxasu yonentu bi moo ko njëkk a jàngale sallallahu alayhi wa sallam wax na ne an nazafatu minal iman cet dafa bokk si gëm yàlla xam nga raxasu bi boo génnee 3 heures de temps da ngay ñëw nga raxasuwaat jàpp bii ngay jàpp 3 heures de temps da ngay gis lu bëri ci nit ñi 3 heures de temps jàpp bi day toj nga dem nga jàpp waat booy jàpp da ngay raxas sa loxo yi dégg nga lépp looy def boo ko xoolee ci islam
da ngay gis foofu solution parce que ñun julli di laa wax ñaata waxtu lañ am ci bés bi du juróomi waxtu suñ jógee julli fajar julli fajar gi sax sunna la mais farata bi julli salaatul subhi nga koy julli doo jàpp diggante suba yonentu bi nee na jullit dafa war di taqoolaab diggante suba ba salaatu zuhri muy tisbaar comme ni ko olof yi di waxee diggante boobu noonu ñaata yoon nga si la ci sa jàpp di toj sooy dem di jàppaat raxasoo sa loxo diggante tisbaar ak tàkkusaan dégg nga 2 heures de temps moo fa dox xaw ma 2 heures de temps et demi di diggante boobu raxasuwoo sa loxo yi diggante tàkkusaan ak timis raxasoo sa loxo yi diggante timis ak gée raxasoo sa loxo yi diggante bi ngay jàpp pour julli safaawul watri raxasoo sa loxo kon loolu du solution gënu koo rëy kon nañu seetaat delluwaat si yàlla mais dellu si yàlla bi du comme oustaazu sénégalais yi ni ñu koy waxee dellu si yàlla te yow delluwoo ci yàlla yaa ngi wax nit ñi nañ dellu ci yàlla te solution yi yàlla indi ak yonent bi defoo ko loolu tamit dafa doy waar. dellu ci yàlla boobu noonu ñu war cee woon a mën a ràññee jullik juma. waaw ñu gis ne Sénégal jamono ji dañoo tëj jumaa yi. tëj jàkk yi. ndax yow ànd nga ci dogal boobu. ànduma ci tey ànduma ci suba te ginnaaw suba duma ci ànd. lu tax. lan moo tax duma ci ànd parce que teguñ ko ci charia. pourtant am na borom xam-xam yuy génn di ko layal. borom xam-xam yi génn di ko layal dama leen lancer défi bu yàgg. xam nga lan laa leen wax dama leen wax ne ak fépp fu ma nit di seetaanee maa ngi lay wax ne la amoo benn xadis yow borom xam-xam bi wax ne yonent bi wax na ne bu mbas amee ngeen tëj jumaa yi amu leen ci benn xadis. salaatul jumaa bii ngeen aaye nit ñi ne nit ñi buñ julli ji jumaa amul benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bu mbas amee bu leen génn dem julli ji jumaa amul ci xadis. sedd dafa amoon ci jamono yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sedd bu métti buy lor nit yi dégg nga yonentu bi xam na ne sedd bi day lor nit ñi xam nga jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que solution si sedd amoon na nee ma déedéet laajaat nañ la ko amut xam nga lu tax amut parce que amuñu woon ay yére yu ñu sol léegi bu sedd amee ci Dakar wala ci Europe solution am na ci sedd wala amul ci sedd am na Paris kër goo dugg am na chauffage waaw am na ay manteau yooyu sol pour boo sedd solution am na wala amul muy tàng ci biir muy tàng ci biir solution am na wala amul am na kon bu ñu waxee ne ci jamono yonentu bi hadis jooju wàcc di yonentu bi wax ne sallu fi buyutikum wala sallu fi rihaalikum léegi sa hadis bi journaliste yi yëpp mokkal nañ parce que dañ ñu tànkal ak hadis jooju noonu loolu newul woon julli juma julli incha la mooy julli gée mooy salaatul incha mooy julli gée bokkul ak julli juma xam nga lan mooy julli juma lu muy signifier mooy juma mooy mu ngi jógee ci jamaatu muy mbooloo feet la boo xam ne boo jullee julli juróom yëpp yonent bi wax ne wal jumaate ilal jumaa aljuma ba aljuma feet la dangaa julli diggante samedi nga julli ci waxtu yu juróom yi ba jeudi ba alxames ci guddi wala aljuma ci fajar nga julli suba yàlla ne la may naa la feet boobu mu nekk moo tax ñuy wàññi ñaari rakka yi def ko ñaari rakka te feet bu nekk boo gis dafay am discours par exemple feetu Sénégal boo gisee rek di nga gis président génnee discours muy fin d'année wala 4 avril loolu feetu nation la da ngay gis kii génnee discours aljuma itam noonu la mel dañuy jël ñu génnee discours ñu jàng ko ñu wax ko mais amul benn xadis buy wax ne bu leen julli juma su mbas amee loolu amut mbas yàgg na am jamono yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam te yonentu bi bu yaxalul ci benn xadis muy wér ak wérut wax ne bu leen julli ajjuma yonentu bi waxu ko julli gee googu lañ ñu sonalee te julli googu gee boobu noonu benn yoon la ñëw julli gee boobu benn yoon la ñëw ñaarul léegi ñaata aljuma ñun lañ ñu aaye tey la 5 aljuma xaw ma 7 aljuma ñu ngi toog julliwuñ te yonentu bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam man taraka salaatul jumaati mutawaliyatin faqad nabazal islaama waraa zahri
képp ku bàyyi benn ñett aljuma yu teglantoo te amoo benn ngant xam nga ngant bi ñu ne feebar la ñu ne ngant ju liggéey ba bu sedd la fi mu ne nii sedd bu amee sedd buy lor jullit ñi mais kii yi am na manteau yi am na chauffage yi am na am nañ solution boo xam ne mën nañ ko def dégg nga amuñu ngant julli ji ajjuma lan lañ layee ñu ne boo jullee ajjuma feebar bi gis nga gel kii antiseptique yi nii ngay gis manul tax doo am feebar bi parce que bu mënoon a tax doo am feebar bi ndikoon tubaab bi am nañ duñu am feebar bi ñoom ñoo ëpp moyen pour am antiseptique gel boobu noonu dégg nga tey buñ ne yonent bi daf ne sedd bu métti bu amee bu leen dem julli ji tey Europe man dem naa fa te dama fay dem damay gis sedd boo xam ne dafay rey ay nit est-ce que tere na tubaab yi génn dañu génn dem doxi seen soxla yi mais lan mooy feebar boo xam ne maanaam dinañu teree dem jaamu suñ borom. waaw li ngay wax nii suñ borom xam-xam yi ak suñ kilifa diine dañ ko xamul wala dañ ko bëggut a jëfee. ndax jamono ji dégguñ man li may wax ci ñooñu. mooy dañoo gëmul seen bopp. parce que jullit solution yam alxuraan la léegi yow pourquoi nga gëm ne gel bi mën na dindi lii gëmoo ne alxuraan boo demee ubbi jàkke yi jumaa yi nga ñaan julli mu dindi loolu lu tax gëmoo ko yow jullit bi kon ñàkk gëm sa bopp la yow gëm nga tubaab bi mu lay jox ay mouchoir wala mu lay jox ay gel antiseptique nga koy jël di ko raxasoo nga gëm ne lii mën na la aar ci feebar bi gëmoo ne yàlla mi gën a foor ñooñu bind ñooñu mën na la aar ci feebar bi. kon yow su ma la déggee dañoo war a tijji jumaa yi. dañoo war a tijji jumaa yi ñu julli fàttaleku yàlla baalu yàlla comme ni ko yàlla waxee ci alquran tuubu ilallahi tawbatan nasuha dégg nga staghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran dégg nga loolu mooy solution bi mais pas ñu topp tubaab bi ci seen solution xam nga tey gouvernement bi état bi moom moo ñu jox solution ci jumaa yi te loolu warut lu tax parce que ci diine alimu ulama yi mufti yi ñoo war a joxe maanaam savant yi ci diine ñoo war a joxe solution ci diine mais ñun waruñoo xaar état di ñu jox solution ci diine état xamul ci dara diine farataay jàpp tey boo ko doon laaj kenn ci état bi dana boo compté 100 benn rek moo lay tontu. doguma la am na benn borom xam-xam sax bu mës a wax ci benn président fii ci Sénégal ne ko ñun duñ la topp ci suñ diine. waaw duñ ko topp suñ diine parce que duñu te jamono jooju dafa aaye woon julli jumaa waaw duñ ko topp si suñ diine ba tey man kooku man moom laay def référence si wax boobu noonu ak kan Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum parce que dama yore benn audio wam mu wax ne dañoo ñëw ci benn sëriñ ne ko mbas dafa am buñ julli jumaa mu ne leen buñ tëjee jumaa yi xay day am nañ tijji jumaa yi ñu ñaan yàlla indi solution dégg nga mais da ngay gis kii nañ tëj jumaa yi nañ def lii te feebar bi mu ngi yokk tant que tijjiwuñ jumaa yi nag feebar bi day gën a yokk loolu man maa la ko wax chaque semaine nga dégg ay cas te doo xam fu muy jógee cas contact yi dañ ne dans les normes foofu la war a ñëwee dans les normes léegi pourquoi muy am ay communautaire te ñu ngi gën a yokk parce que dañoo tëj yërmande yàlla foofu lay jàllee di la laaj juma dajaloo la ñu seetlu ne jamono ji ci télévision yu bëri am na musiciens yoo xam ne donte dajaloo wuñ ñu ngi xëy na joxe espace mais ay groupe bi nit ñoo fay nekk. waaw est-ce que loolu nekkutoon solution aussi pour juma yi. loolu moo nekk première solution pour juma yi moom laa la wax ne ñi nekk si juma yi ñoo waroon a joxe solution tey bu ñu ayee juma yi musiciens yi ñu ngi toog seen kër man gis naa ay musiciens si internet bi. lu tax ma xool ko parce que dama doon xool pour jàng damay gis musicien toog nii guitariste bi toog nii ki yore piano bi toog nii ki yore nënd bi toog nii kii toog nii loolu bu ñu ko organiser woon ci jumaa yi loolu solution gënu koo rafet solution gënu koo rëy lu tax loolu parce que dañoo desal yàlla ginnaaw jël ñoo xam ne xamuñ dara ci diine ñoom ñu leen di bàyyee ñoom ñu ñuy jox solution loolu rek moo ñu sonal loolu kese moom moo ñu sonal ci suñ diggante ak suñ borom suñ diggante ak feebar bi.
mais lan moo tax gisuñ borom xam-xam yi ci kanam ndax li ñuy gën a gis mooy woykat yi même côté sensibilisation sax woykat parce que jiitaluñ borom xam-xam yi. mais est-ce que war nañ xaar ñu jiital leen est-ce que du waruñ génn aussi wax. parce que li ma la wax rek gëmuñ seen bopp. gëmuñ seen bopp man jour bi ma njëkkee dégg diw nee na nañ tëj jumaa yi dama gàgg. sama xol bi métti lool te ba tey mu ngi métti ba suba day métti tànk tijjiwuñ ko même buñ ko tijjee sax histoire noté na ne Sénégal toog na ay temps te julliwuñ aljuma ba tey loolu sama xol bi da ciy métti man. xam nga lan moo tax. ñàkk gëm gi ñàkk gëm suñu bopp. wërsëg yàlla moo ko yor. moo tax Baye Niass mu ne sëriñ bu amee ay warugar ñett yi rek mooy warugaram. muy lar dars di jàngale bay tool. di julli ci jumaa ji mu ne lu tax mu tudd ci baytool bi mooy dina am lu muy lekk lu mu fàggu pour moom ba du ragal a wax kenn dëgg parce que sëriñ boo sante yàlla am sa wërsëg te kenn joxula ko mais doo ragal a wax nit ñi dëgg waaw dégg nga warugaru sëriñ obligation boo xam ne ci sëriñ yi bu fekkee kii nañ loolu mooy seen obligatoire loolu mooy obligatoire pour ñoom dégg nga ñàkk a gëm seen bopp ñàkk dellu si yónnentu bi ñàkk gëm liñ nekk te liñ nekk loolu diamond la diamant la loolu lañ war a gëm ba pare jëfee ko bañ a xool keneen. jërëjëf Cheikh Abdallah ñu gis ne jamono ji nguur gi dafa am lu mu teg mu di ay ndimbal jëmale ko ci askan bi yow ndimbal boobu naka nga ko jàngatee. ndimbal boobu. ni ma ko jàngatee d'une part baax na mais beneen part bi baaxul man lu ma lay wax rek dama lay delloo si diine tey gis nga vidéo bi ñuy séddalee ceeb bi am na yoo ci daj waaw ñaata personne nga gis foofu ñooñ bi ñu dajee la woon ci jumaa ji duñ julli ah am na sëriñ yoo xam ne ñu ngi séddale ceeb génn taxaw mbooloo mu bëri wër leen buñ nemoon ci jumaa ji jiite mbooloo yooyu duñ ko kii léegi pourquoi ñu gëm ne séddale ceeb bi munul joxe coronavirus bi ba pare nga gëm ne boo demee si jumaa ji mu jox la ko xanaa xëy na jumaa ji tàncaloo bi ñu fay def fee moo ëpp tàncaloo lu tax mu ëpp tàncaloo ñu ne lii du joxe léegi nag pour kon xanaa yàlla kon dafay wax ne na ngeen dajaloo di séddale ay ceeb di lekk te corona bi du leen dal te chaque jour ngeen gis nouveau cas dégg nga bu ngeen demee si jumaa yi corona bi da leen di dal kon affaire bi dafa louche il faut ñu xoolaat ko ñu filtrer ko ñu xool qu'est-ce qui se passe lan la ñun si lan lañ nekk ak si lan lañ ñu dugal kenn xamul. Cheikh Abdallah dooy tiit boo déggee président yi ni ñu koy waxandooyee di waxi nouvel ordre mondial du lay tiital. dana may tiital. te ñu xam nouvel ordre mondial fi mu jóge woon. dina may tiital. xam nga lu tax dina may tiital waaye su ma tiitalee benn côté beneen côté bi du ma tiital yooyu yëpp man li ma koy gisee mooy jéem a xeex jullit yi soo ko waxee nag ñu jàpp la yóbbu la man bañuma ci loolu jéem a xeex jullit yi jéem a xeex li fi yàlla wàccee te yàlla li mu wàccee daf koo leeral wane ne ñun état beeg nouvel ordre mondial yëpp ñoo war a topp suñ ginnaaw ñu jullit ñi parce que ñun la yàlla jiital dégg nga parce que ñun la yàlla jiital il faut ñu wax ko pour nit ñi xam ko soit ñu gëm ko wala ñu bañ ko gëm mais ñun la yàlla jiital lu tax nag ñu nekk nouvel ordre mondial bi ñuy wax di wax parce que ay taalibe tubaab yi lañ te tubaab yi dans les normes ñoo war a nekk suñu taalibe parce que ñun ñoo yor jamaa bi solution àddina bi nouvel ordre mondial bi biñ ko doon def dañoo war a dem ci alquran parce que alquran chaque jour day gën a bees amul benn solution boo xam ne nekkul ci alquran ma faratna fil kitab min shay bàyyiwuma dara ci quran lépp mu ngi ci alquran kon bu ñu ut solution nañ dellu ci alquran. jërëjëf Cheikh Abdallah bu ñu wut solution nañ dellu ci alquran loolu mooy sa gis-gis ñu bëggoon la laaj rek jamono ji pour génn ci mbas mi Sénégal naka la war a taxawee. tuub ci yàlla rek tu tijji jumaa yi rek
loolu rek mooy taxawaay boo xam ne yàlla du la ci mere nit ñi duñ la ci mere. tijji jumaa yi ñi yaakaar jumaa dem ci jumaa yi jaamu yàlla ñi yaakaar église ñu tijji église bi dem ci église bi ñu jaamu yàlla parce que Sénégal du jullit ñi rek ko fi nekk. loolu rek mooy solution bi, amul beneen solution boo xam ne nit mën na la ko wax mu gën a rëy solution bii ma la wax. jërëjëf Cheikh Abdallah kàddu yi rafet na waxtaan bi neexoon na lan mooy sa kàddu yi mu di ak looy tàggatoo. li may tàggatoo mooy ñu ragal yàlla si lu feeñ ak si lu nëbb. usi bi nafsi wa usikum bi taqullahi fi sirri wal jahri. maa ngi dénk sama bopp di dénk nit yi yëpp ñu ragal yàlla si lu feeñ ak si lu nëbb ba pare dellu ci yàlla. dellu ci yàlla bi itam buñ ko def ay wax rek nañ ko def wax ba pare di ko appliquer loolu mooy solution bi. maa ngi nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp di wax ne salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdallah kàddu yi rafet na ñu dellu ci yàlla loolu la digle kon suñu mbokk yi nañ dellu ci yàlla mbokk yi doon taataan fii ci dakarnet.com ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen yoon ci beneen i borom xam-xam jërë ngeen jëf.